jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañ am yéene faram-fàcce ko gannaaw ba ñu toogee lu toll ci diirub ñaari weer yoo xam ne nii jotuñu seeni bourse étudiants yi jàngee ci privé bi te tollu def di master ñu ngay sàkk ñu fay leen seen xaalis dàqu ñu nag wàcc ci mbedd mi amal ab doxum ñaxtu ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal gannaaw bañ leen daanee jël bu amul benn werante ci élection député yi ñu weesu militant ak responsable APR yi nekkee foofee ca diwaanu Mbacké dañoo joxoñ ab baaraama tuuma Moustapha Cissé Lo na luy njig njaaga mooma Macky Sall la ñuy sàkk muy yemale ko lu ko mooy kat ñoom daañu wàcc ci mbedd mi amal ab doxum ñaxtu sàkku ñu jénne ko foofee ca diwaanu Touba ci biir xibaatam da ngeen ciy dégg leeral yu tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr gannaaw ba ñu ko tegee loxo boobaak léegi mu toll daanaka ci ay fan askan way yeewu fële ci Touba tàmbale dañoo ko wane seen bopp toll nañu kon ci juróomi mouvement yu taxaw di sàkku ñu bàyyi Serigne Assane Mbacké mi ñu teg loxo ci biir xibaatam da ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ci wàllu tàggat yaram Sénégal Burkina Faso ñu jàpp ko ñaari fan jàpp kon juróomi fan ci weeru septembre Aliou Cissé mi entraîneur suñu gaynde siiwal na tur yi ñaar fukki jour ak juróom-benn yi nga xam ne ni ñoom la war a yóbbu kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bisimillah ci xibaar yi gannaaw ba ñu toogee lu toll kon ci diirub ñaari weer yoo xam ne nii jotuñu seeni bourse ñi nga xam ne ni ay élèves lañu te nekk ci privé bi toll ci def master ñu ngi sàkk ñu fay leen seen xaalis dàquñu nag wàcc ci mbedd mi amal ab doxum ñaxtu su fekkente ne jëwriñ ji leen jabootee mi ngi wéy kon di wane ak partiral jëmale ko kon ci seeni mbir Jérôme Gomis moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro soxna Fatoumata Seye. en fait tey lu ñu ñaxtu mooy le fait que ñu toog ñaari at fayuñu suñuy bourse def nañu démarche administrative daje nañu ak directeur de l'enseignement supérieur le directeur de la direction de l'enseignement supérieur privé monsieur Sène bind nañu le ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane ñaari yoon tontuñu bind nañu le premier ministre ba mu adressé une lettre au ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane waaw la lettre du 9 juin mais moom ba léegi amul benn tontu bu mu joxee ñu dem direction des bourses ñu wax ñu ne ñoom mënuñu fay bourses yi parce que tout simplement ils n'ont pas reçu d'ordre venant du ministre de l'enseignement supérieur maanaam ñun lu ñu nekk dañ ñaxtu ni tey Mary Teuw Niane moo tax ba léegi mënuñu jot suñuy bourse te leen lañ bëgg a signaler parce que mënuñu nangu en tant que esprit compétent un étudiant en master nga war a bind sa mémoire war a fay ses frais de soutenance ou am sa projet peut-être bi nga bëgg a financer pour mën a démarrer sa propre activité amoo bourse amoo dara loolu dafa nekk condition yoo xam ne moom la ñu nekk di dund tey dafa métti ci koo xam ne da koy jàng tey dañoo wàcc ci mbedd bi bloqué circulation pendant une dizaine de minutes lii mooy dañuy lancer lu ñu war a def lu ñu def nii tey lu tuuti la si lu ñu war a def bu ëllëgee moo tax ñu ngi lancer un appel judaïque au ministre de l'enseignement supérieur di ko ne ñun dañoo dépassé 1 plus 1 égale à 2 nous sommes à 1 plus 1 égale à 3 waaw ñun loolu lañ bëgg nag dañoo bëgg ñu feeñu suñuy bourse suñu ma gën a gaawee. mu nga loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Jérôme Gomis gannaaw ba ñu ko tegee loxo boobaak léegi mu toll daanaka ci ay fan askan way yow fële ci Touba tàmbale nañoo kon wane seen bopp toll nañu kon ci juróomi mouvement yu taxaw di sàkk kon ñu bàyyi Assane Mbacké ci ni mu gën a gaawee ndax lii ñu koy tuumal kat daanaka defu ko bureau de vote yi wax ñoom waa nguur gi seen jëm bopp ñoo ko yàq waaye Assane Mbacké yoonam nekku ci Serigne Abdou Khadre Sanké moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Modou Makhtar Sarr. ndax laata élection yi di ñëw amoon na xaalis boo xam ne dégg nañu dañu koo tur biir Touba. ne loolu ñun anuñ ci tey te anuñ ci ëllëg tey neexuñu benn parce que itam xaalis du politique bu fekkee ne ñoom ñoo war a taxaw xeex jikko yi defar jikko yi mu tegwaat ci aw yoon ñu jëw ñu nii di leen ger di leen jàll ci wàllum xaalis ba nit ñi kenn amatul crédibilité kenn xamatul yow waaye kan ñun waa Touba duñ ngoto kenn koo xam ne da ngay jël fa la neex jaarale ñu wala nga ñu jëndee xaalis. deuxième bi sabotage yi nga xam ne am na ci élection yi biir Touba xam ngeen ne sabotage bi doon na loo xam ne ci carte d'identité la jiitu parce que bu fekkee dëkk yi nga xam ne ñoom yaakaaroon nañ ne dañu fay gañ fexe nañ ba carte d'identité mat fa sëkk ñoo teel a jot seen i carte d'identité mais Touba wax dëgg yàlla gën a wàllu population bi jotuñu seen carte d'identité dootuñu nangu kenn koo xam ne da ngay jël taalibe Sëriñ Touba di leen PSC ak di leen manipuler comme ay pion wala kuy dem yee fa la neex jëmale fa la neex jaarale ay ndaw fi nekk yoo xam ne am nañ fulla te loolu dañuy continuer di ko xeex jàpp nañ ku mel ne Serigne Assane Mbacké ñu libéré ko ci la mu gën a gaawee
ci na mu gën a gaaw li tax ñu bëgg ñu libéré ko nag tiguñu ko ci ay clan dañoo far ak moom ndax bokkuñu position bu ñu féete waaye dafa nekk ci ab dëkk am ñu mu àndaloon di liggéey image yi bëri na yu mu wane yoo xam ne bu fekkee université Abdou Lahad bi ñu wax fa la élection xewee ñu bëri def nañu ab sondage wër ña fa teewoon na leen si Assane Mbacké teewu fa bi loolu di am mi ngi nekk Al Azhar ci bureau yu nga xam ne bulletin président am nekku fa woon kon loolu bu fekkee dañ koy jàppaat ñun xamuñu lu tax ñu jàpp ko te bàyyi woon nañ ko bëgg nañ ay leeral foofu Abdoulaye Seck Sadaga dégg nañ ko ci organe de presse bu ñu wax Walfadjri mu wax direct ne jënd naa ay pistolet jënd naa ay fetal ak i paaka jox ko ay nit waruñu ko bàyyi ci noonu ndax moom da doon def loo xam ne dafa wut ak dignité sax parce que ni ko yor arme ay fetal ak i paaka ñu jàpp la bàyyi la ba tey nit ñi dañoo am ay wajur bu fekkee ne ay kilifa yu toll noonu ñu war a référé ci ñoom ñu yor ay arme kon bu ñu leen bàyyee téye nit ñoo xam ne politique képp leen tax ñu jàpp leen duñ ci ànd ak ñoom. Touba la ñu ne ñu desandi fa gannaaw bañ leen daane jël bu amul benn werante ci les élections militants ak responsable après yi nekk ci diwaan ba dañoo joxoñ ab baaraamu tuuma Moustapha Cissé Lo ne luy njiig njaaga moom moo tax ñu ñàkkati diwaanu Touba njiitu réew Macky Sall nag la ñu sàkk mu yemale ko dàqu ñu sax wàcc ci mbedd mi amal ab doxum ñaxtu sàkku ñu génne Moustapha Cissé Lo ci seen dëkk boobule dañuy dem ca Touba Mbacké fekk fu Mourou Mokhtar Sarr. bu amee ku tax ñu ñàkk élection yi fii ci Touba nërmeelu daanu ba xalangu askan wi wan ñu ginnaaw du kenn ku dul Moustapha Cissé Lo du samay kàddu dee ay responsable APR fekk baax ci dëkk bii di Touba ci njiitalul Serigne Modou Bara Dolly ñoo ko xamle ci seen ndaje mi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi. askan wi ki Moustapha Cissé Lo lan doyal ñàkk nan ñàkkati ci ñàkkat yooyu yëpp moo ko indi. Moustapha Cissé Lo ba mu tàmbalee politique ci dëkk bii la ay saaga tàmbale ci politique ci dëkk bii Moustapha Cissé Lo ba mu tàmbalee nekk di politique ci dëkk bii ba léegi si lan commencé di xot di sutura sëriñ di ko saaga ak di ko wax lu bon. ci fu mu toog ci biir nit ñi wan ne moom mooy débolake mooy yàlla mooy buur mooy bumi wan ne parti bii képp koo xam ne jaaroo ci moom duñ la fal dara. Moustapha Cissé Lo la dëkk bi wàcc duñ ko lekkaat de billaahi duñ ko lekkaat barki Sëñ Tuubaa mi ma yaakaar. yemuñu foofu de ndax dolli nañ ci duut baaraam Moustapha Cissé Lo ci bureau yi nga xamante ne dañu koy yàqate Serigne Modou Bara Dolly Mbacké ne lu njin njaaga Cissé Lo mooy njaag. kan moo doon directeur de campagne Moustapha Cissé Lo Mor Lo. sabotage yooyu ak yooyu am ak yeneen ci dëgg-dëgg ñun waa APR kenn waruñu ci woon a gis bu fekkoon ne yoon woon war a jaar nañ ci. kon yooyu yëpp man dama koy jël lépp delluwaat ko ci Moustapha Cissé Lo yàq ay élection ay goneeb di yàq ay élection ak di wax nit ñi lu bon loolu nag danañ ko arrêté ak nun ko mën a arrêté dëkk bii dëkk Sëñ Tuubaa la dañ fiy taasu ci barke yenn waxante lu bon yi ak defante lu bon yi dafa war a jeex. bi nga xam ne ñu ngi jeexal seen kaddu ci seen ndaje mi ak taskatu xibaar yi ñoom responsable APR yi ne dañoo fas yéene amal doxum ñaxtu jublu ci nag ñaax président de la république mu jëleel leen fi kii di président parlement bu CEDEAO di Cissé Lo ndax dootuñu nangu benn yoon mu leen di jiite. beneen bi ci des it ñu ngi déclaré benn marche boo xam ne danañ ko def pour dégage Cissé Lo à Touba marche boobu danañ ko def balay yàgg incha allah. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ca Kayen di benn gox bu nekkee foofee ci diwaanu Tambacounda jongante ñu fa doon amal ngir tab ba maire ba gannaaw ba maire ba fa nekkoon génn àdduna ñu jàpp ne kon ci coow la mujjee kenn ci candidat yi moom la ñu tere mu dugg ci salle bi moom ak conseil yi mu àndaloon. muy nag lu mu ñaawlu moom candidat bi ba yàqu tax mu yëkki kàddoom daal di joxoñ ab baaraamu tuuma sous préfet ne moo nekk ci ginnaaw bi la décision yéeneem ak bëgg-bëggam moo doonoon tabb ka nga xam ne moom fa nekkoon adjoint maire ki nga xam ne moom wax ci seen kàddu As Diop lay wuyoo ñu teewlu ko ci micro Alassane Diallo. ñun dañoo convoqué woon pour suñu élection bi nga xamante moom la ñu war a jàllale après décès suñu maire waroon a taxawaatal beneen bi mais dañoo trouvé que ne ñun suñu conseiller 10 conseils ñëwoon nañ jiituñu ci biir salle bi man candidat bi ma desoon ak yeneen 14 conseils yoo xamante ni dugguñu woon te ñëw nañ 10h05 ñu ne ñu sous-préfet joxe na ndogal maanaam 10h05 nañu fermé porte bi kenn bu mu dugg léegi nag ñun ñëw nañu ñu yaakaaroon ne ñun ak lu mu mën a demee gannaaw joxuñu benn heure ci biir 10h waxuñu 10h0 waxuñu 10h15 waxuñu 10h40 suñu ñëwoon après 10h mënoon nañoo wax ne kat heure bi ñu leen joxoon passe mais 10h5 ñun conseil yi ñëw nañ ci buntu bi nee nañu duñu dugg yaakaar ne nag su fekkee ne ñoom dañu bëgg a jàppale maanaam ki nga xamante ne mooy adjoint maire bi fi nekkoon mu wuutu fi maire waruñu woon a doxaleenu salle 30 conseils yi nekkoon ci biir salle bi suñu 10 conseils mu te ñun ñi nga xamante ne ñoo desoon ci biti 14 conseils lañ ñun xam nañ ne ñun suñu duggee ñoom candidat bi ñu soxla du jàll xëy na loolu moo tax ñu doxalee ni ñu doxale ñun nag ñu ngi woo surtout ministère collectivité locale bi nga xamante ne
moom la gën a concerné ñu koy wax ne maanaam élection yu déroulé fii ci commune bu Kayen moom jaarul ci yoon mënuñoo envoyé candidat bi pour mu dugg ak ay conseillers te ñun li ñu mën a wax directement mooy ñun président Macky Sall ñun loolu la ñuy naqarlu loolu la ñuy coow jaarul ci yoon ànduñu ci nga xamante ne moom la ñu wax tey moom moo fi toogaale comme maire bu waroon def démission ba pare démission moo waroon a jiitu pour candidature am Kayen amul maire parce que tey maire bi liñ fa wax maire dañ koo nommé nomination la demuñu vote président de la république na xam ne ay ndawam waa Kayen na xoolaat li ñu tabb fii commune bu Kayen nañ ko xoolaat bu baax ñëwaat ñu defaat suñu élection ni mu ware ñu tegaat ko ci yoon ku gagné ñu xam ne gagné na ñu bañ koo def nomination fekk jóguñu ci taxaw ñu wax ci ba nga xamante ne ñu jël suñu élection ñu teg ko ci yoon ñun dootuñu mun a participer ci li nga xamante ne moom mooy lépp lu commune bi war a organiser conseil yi war cee dem ñun 14 conseils yu duggutoon ak 10 conseils yu duggutoon yëpp dootuñu ci participer kon commune bi mun nañu wax ne dañ koy tëj parce que dootuñu am quorum boo xamante dinañ doxal seen Kayen amul maire Kayen amul maire. loolu day kàddu kon yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Mamadou Ba ñaari ay bés gën ngaa bëri moo des ci tabaski bi waaye li ñu gis ci marché bi moo di soble amul gaa ñi jàpp ne soble importé bi ñu téye lank ne kon duñu dugg ci réew mi bokk na kon ci li ko waral Khady Sylla amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. soble di meññeenteef bu ñuy gën di jëfandikoo ci li ñuy bay fii ci suñu réew bañ ko xaymaa ci koppar toll na ci 1 milliard ak juróom waaye gis nañ ni bu gel amee rek dañ koy yokk ful ko bu baax a baax jamono ji boo demee ci marché yi kilo bi nga xam ne mi ngi doon toll ci juróom fukk yóbbu nañ ko ci téeméer ak fanweer loolu daal di nekk lu metti ci ñi koy jëfandikoo. soble moom dafa cher moom franchement ñi ñaa ngi jooy jigéen ñëpp a ngi jooy ndax soble bi ñi ngi ñaan ñi jent soble bi nañ ko génnee parce que sonn nañ trop te julli baa ngi nii di ñëw xam nga buñ ko génnulee moom day metti suñu moom franchement. ñaata nga jëndee kilo soble. 650. te ñaata la daan jar. kilo soble demoon na ba 250 ba jeex 650 dafa metti trop. ñi ngi ñaan yàlla daal mu génn ak jàmm ak salaam daal parce que soxla nañ ko daal. commerçant détaillant bi mi ngi xam ni takkal jéggaan yi dem jëndi soble bitim réew dañ ko war a xoolaat balaa ñu koy jëmmal. soble daal lii seer moom dama yaakaar ne si ministre commerce bi moo ñuy def erreur bii ndax soble bi bu doon ne wàccoon na soble bi liñ ko bëggee woon bu doon ne soble tubaab bi wàccoon nañ ko bii dana jar 300 bii jar 400 mais Korité bi nii la demee pompiteer baa ngi fii mu bàyyi fi jékki ba heure bii même daaw ñaari at yàlla comme nii la ñu demee nañ ñuy dimbali di dimbali population benn doomu aadama bu mu tax ñuy sonnal nit ñi soble bi bu doon soble importé bu wàccoon tey jii dana mën naa jar 300 400 balaa feet bee ñëw bii fu ne mu jar 600 700 francs xam nga baaxul ci commerçant yi baaxul ci population bi. moom sax mi ngi xamal ni am na tiitaange bu baax a baax ci tabaski bi ñu jub xam nañ ni soble bi moom prix bi duñ ko wàññi benn yoon. bu ñu doon dimbale dañuy defal bi yoo xam ne fu bii desee 1 mois ñu wàcce bee mu ne ci marché bi ñaari bu ñu fekkante dina yomb muy soble mbay bi di soble tubaab bu ñu fekkante rek mu yomb waaye bu ñu xaaree bi jeex toujours dañuy am problème nañ ñu dimbale ngir yàlla loolu la ñuy ñaan. laanuñ ci leneen comme ñun amuñ leneen lu mooy li nga xam ne lii ci la ñuy di suturloo tabaski yow na fu ñu fekk tabaski soble du fi yomb tey jii man bu ma sañoon di leen jaay lu baax ñu jënd lu baax mais client bi bu fekkee ne yow amoo lu baax mu ñëw ne chaque jour mu ñëw si yow li nga am doo nga lay jënd yow li nga koy jaay arrangé wala moom mi koy jënd du ko arrangé te loolu kenn bu fekkoon ne ñun dañoo amul am nañ ko mi ngi fii si port bi nañ ñu dimbali ngir yàlla su mënul nañu bàyyi wala ñu mën nañu dimbali ñu jox baykat duñ ko bañ koy jox mbii fu bay da nga koy jox fi mu baykat yi waaye ku toog sa bureau nga di ko jox soble di ko dénk soble xamu si dara ñi mën nañ leen jox ñi mënul nañ bàyyi loolu lay ñaan ministre de commerce de tout le temps def na erreur daaw defaat na ko ren nañu dimbale ngir yàlla. grossiste bi nga xamante ne moom day dem di jënd soble di ko indi fii ci réew mi nee na xel yëpp mun nañoo dal ndaxte jamono ji nguur bi jël na dogal ni gel bi dañ koy yëkkati soble dina fees dell ci marché bi fii ak ay fan. commerce de commerce ba léegi soble bi ñëw bii importation bi di ñëw réew mi di ñëw temps buñ toll ci kii bi rek day am rupture ci diggante bi loolu rek moo ko waraloon waaye nekkul dara tey fii ñu nekk nii frontière yëpp ñu tey ubbi na bu subaa bu neex yàlla Sénégal gi yëpp ni importation bi day fees loolu foofu lañ toll. dafa jeex te ñu yaa ngi jaay ay 600 500 ak yooyu. saako bi xam nga boo xoolee loolu day dem ay 15 000 et quelque. tabaski dana doy sëkk balaa boobu sax dana marché bi dana indoone bu soobee yàlla. importateur bi ñu xamal ni secteur soble dafa nekk lu am solo ci réew. fii ci Sénégal ñi ciy am seen xëy bari na lool. ci marché Castor rek mën naa la fi génneel ay centaines yoo xam ne tey jii ci loolu la ñuy mooy seen emploi xolli soble ak dagg ko kese mooy seen emploi ci marché Castor. mbir moo gis ni dafa am encadrement. su ko encadré rek jëpp nañ ki ni te bàyyi déchode bi te muy déglu nag ñaari côté yëpp quoi di déglu baykat yi di déglu commerçant yi bu ko defee rek
mu équilibré rek lépp dana réglé. xayma bu ñu def ci soble local toll na ci fanweeri milliards ak juróom francs CFA état daal di jël dogal ni secteur bi duñ ko bàyyeeg importateurs yi kase looloo tax gis nañu at bu bees bu ne dinañu daal di dakkal li nga xamante ne mooy jéggaani soble jëndee ko bitim réew ci diirum juróom benn weer waaye dafa mel ni politique bi nga xamante ne lu ko tax a jóg mooy gën a ñoŋal ak gën a jox doole suñuy production ci mbirum soble indi na jafe-jafe ci consommateurs yi nga xamante ne dañuy yeewu dem ca marché bi gis prix yi ñu daal di ko ful bu baax a baax te loolu day gën a yokk li nga xam ne mooy ci góorgóorlu sénégalais yi. jaajëf soxna Khady Sylla ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon moom Khady Sylla moomee sax la ñu àndal su ko defee mu dëgteel ñu xibaar yi soxol bitim réew. ci Nigéria ñaar fukk ak juróom ñett doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan lu toll ci téeméer daal di ci am ay gaañu-gaañu ginnaaw ab attentat suicide yi nemmeeku ci diiwaan bi di Borno capitale réew mi di Maiduguri ñetti jigéen ñoo daal di amal ñaawteef bi daal di jël ay ndell takk ko seen ndigg dem ba ca bi digg marché ba daal di fa claté loolu daal di indi yàkkare ak tiis ci diiwaan bi nga xamante ne depuis ba fa groupe djihadiste bi di Boko Haram daal di fa sampé cellule ñoom juguñu benn yoon ci fitna ak tiis. Sierra Leone ñoom ñi ngi nekk di daal di jooy seeni néew ginnaaw ab taw bu metti bi nga xamante ne indi na fa inondation bu jéggi dayoo bu lu ëpp ci ñetti téeméeri doomu aadama ñàkk fa seen bakkan capitale réew ma jamono ji jëlaajoona yàqute yi foo ko natt ëpp na ko looloo tax sax président wu réew ma di Ernest Ben Komora di woote wallu ngir ñu jàppale ko ndax nee na jamono ji situation bi dépassé na gouvernement bi te fu mu toll. kon mbokk yi ñu ngi jégalu bu baax a baax ci dog-dog boobee nga xam ne nii mbiru courant la di ci jégalu nag bu baax a baax. ñu wëy ba tey ci xibaar yi ñu ngi toll woon kon ci xibaaru bitim réew jeex na di ko yéen kon ci wàllu tàggat yaram tàmbale ko Sénégal Burkina Faso ñu jàppoo ko ñaar jàpp juróomi fan ci weeru Satumbar Aliou Cissé mi entraîneur suñu gaynde yi si wal na kon tur yi ñaar fukki jour ak juróom-benn yi nga xam ne ni moom la war a yóbbu ñu ràññee si ñett ñoo xam ne ni ñu bees la ñu am na Modou Diagne Amadou Touré ak ki nga xam moom moo di Assane Diousé am samit yeneen ñett ñoo xam ne ni dañoo dellu si waat muy ku ci mel ni Moussa Sow Cheikhou Kouyaté ak ki nga xam ne ni moom moo di Moussa Konaté lu jëm nag ci tànneef yooyu ak solo si nga xam ne ni am na ko Aliou Cissé indi na ci leeral ñu teewlu ko ci micro soxna na fi Amar Fall. Moussa Konaté ñëpp xam nañ ko je crois que am na ay jaloore yoo xam ne def na ko ci biir équipe nationale c'est vrai que gëj na ñëw sélection tey sama yaakaar mooy que lu mu def temps yi ak ay clubam war na ko jox possibilité mu dellu si. Modou Diagne mu nekk xale boo xam ne jeune footballeur la mi ngi Nancy mais xale boo xam ne tam xale bu xarañ la donc gëm naa ni que équipe nationale bi tamit loolu la dañ ko war a ubbi tamit pour xale yooyu nga xam ne war nañu mën a ñëw ñoo xam ne ñoom ñooy ëllëgu équipe bi pour que justement ñu mën a am tuuti expérience. Amadou Touré moom ku bees la moom tamit nga xam ne fii joué na ci championnat bi fii moom Oroya la nekk fële Guinée moo ko Khadim Ndiaye ñooy joué ma gis ni que lu muy def ak clubam tamit lu intéressant la pour wan leen ni que équipe nationale bi tamit du équipe boo xam ne ñuy joué bitim réew fële rek maanaam ñëpp ñuy joué Europe ñoom moom équipe nationale bi mën nga joué fii Afrique def fi ay jaloore mën nga joué tamit fii Sénégal def fi ay jaloore ñëw équipe nationale. Assane Diousé mu nekk tamit xale boo xam ne bokk na ci génération bu Modou Diagne xale yoo xam ne xale yu am qualité nañu te yaakaar naa ni que ëllëgu football bi ñoom war nañ ci mën a bokk. kon mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci Aliou Cissé mu ñeel nag éliminatoire coupe du monde 2018 bi ñu war a amal fële nga xam ne ni moom moo di ca Russie ñu des ba tey ci wàllu football CHAN 2018 fële ci Kenya sunu gay nekk amal nañ ci ab jéego bu am solo gannaaw jamante gi nga xam dox na dem seen diggante équipe bii di Guinée ñu daal leen duma kon lu ci tolloog ñetti bal ci benn mu doon nag match boo xam ne nii ma nga doon amee fële ci stade Alassane Djigo bu Pikine na fi Amar Fall lañ fa yabaloon. gaynde yi daal dinañ def li leen war ci seen biir réew ñu daal di gagné Guinée ci score 3-1 Amadou Diandiaye moo daal di dugal ñaari but yi ki nga xam te moo di Assane Mbodj daal di mottali ñetteelu but bi entraîneur bi Moustapha Seck di xamle ni score bi mënoon nañ ko gën a yokk ci kaw joueurs yi àndaloon ak seen xel mu dal. tase nañu liggéey boobu Guinée bu baax ñu teel a dugal ñu jékki-jékki attaquant bi dem di rafet njort ba léegi mu ci dóor mais mu doon passé ci bal boobu lañu porté dugal ñu mais malgré tout même bi ñu encaissé bi boobu xale yi bàyyi ko kon ne def seen bool
ba dugal deuxième bi ba dugal troisième bi. ay changement yoo xamante kenn waajalu ko woon li ni mel daal dina jaxase stratégie wu Guinée ba tax ñu daal di leen gagné bu ñu sukkandikoo ci kàddu entraîneur bi xamle ni score bi nag mën nañ koo dabbu. L'entame a été un peu difficile, on n'a pas bien introduit le match. ñun nag ni ñu duggee ci match bi moo baaxul woon ndaxte suñu naataangoo yi dañoo mujj woon nangu bal bi ci ñun waaye laata match bi jeex ñun dikkaat nañ bu baax score bi nag dëgg la xaw na doy waar waaye nag dañ koy nangu ñetti bal ci benn mais mën nañ ni daal mbir yi jeexagul. Mais je pense que rien ne joue encore, ça se jouera. fii ak ay fan Sénégal dina daal di dem ci Guinée ngir amale fa match retour bi Moustapha Seck di xamle ni dina jël ay jàngatam ngir mën a waajal bu baax phase retour bi. avantage bi ñu am ni avantage bu am solo la du ñu ko surestimé du ñu ko xeeb aussi mais bu ñu demee Guinée beneen match boo xam ne gàcce bi ñu lay jëlee donc dinañ ci def suñu fay parce que dañu bëgg a dem kay am benn joueur u Guinée boo xamante dafa gaañu woon ci ndoxteelu match bi entraîneur am di xamle ni jamono gi xel mën naa dal atum 2011 ci Soudan fa la Sénégal gëjee taxaw ci phase finale compétition bi qualification am nag ngir mu jëm ci phase finale yooyu dina jaar ci kaw Guinée ab équipe boo xamante sax moo ko éliminé woon ci atum 2015. jaajëf soxna Nafi Amar Fall ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon lii moo nekkoon di furse woon ci wàllu xibaar ci yéen kaay ñu may xamal noppegul du ñàkk kon la si bu ñu tëjee xibaar rek daañu leen ko dégtal kon mbokk yi lii daal moo nekkoon li furse woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène kon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yendoog jàmm. conseil constitutionnel dëgg na njuréef yi waa cour d'appel bu Dakar joxe woon mu ñeel élection député yi ñu génn yéen kay gii di Walf Fadjri ne loolu lu muy tekk moo di mboolem recours yi parti wala coalition parti yi amaloon juróomi sages yi séq conseil boobee dañoo jël lépp daal di koy sàlli ci mbalit ma yéen kay gii di la libération ne toll nañ ci juróom-ñetti recours yoo xam ne ni tey ji boo doxantoo ci rëbës daa fa fekk kayit yay naaw ci recours yooyu ràññee nañ ci recours bi nga xam ne Khalifa Sall ak ñoom déposé woon nañ ko ñuy sàkku ñu annulé njuréef yi tukkee ci diwaanu ci mel ne Ndakaaru Kolda Foundiougne Tivaouane Louga Gossas Kaffrine Europe du Sud Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre bu dee Abdoulaye Baldé moom la bu doon sàkku mooy ñu annulé njuréef yi tukkee ci Afrique de l'Ouest kanta waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom bu fii gëmmu ñu ne ñàkk nañu diwaanu Touba ak Mbacké ba taxoon ñu bind ab recours di sàkku ñu annulé woote yi ci diwaan boobee gannaaw bu ñu ko bëggee jaare ci yàqu-yàqu yi amoon ci bureau de vote yi keroog ci bésu wote ba waaye loolu yëpp di ay càkkutéef waa conseil constitutionnel dañ kaa mujjee gàntal muy nag ab dogal boo xam ne buñ sukkandiku ci yéen kaay gii di Le Quotidien lu rafet la décision bu sage la Mamadou Lamine Diallo mi njiital tekki bokk ci coalition gagnante bu Maître Abdoulaye Wade wax ci yéen kaay gii di 24 heures ni dogal bii tukkee ci juróom-ñaari sage yi dara lu sage amu ci ba ñu fi nekkee ba léegi ci waaw Macky Sall la ñuy wéy xooloo ñu lu dagan ak lu daganul dañuy xaar rek mu tisoli ba ñu ne ko yaara mu kalla misaal gi moo di élection député yi ñu génn ngir bëgg lu neex Macky Sall soppi nañ fi ñaari yoon code électoral bi ci loo xam ne ni CEDEAO daf koy aaye te ci Fall bokk ci coalition Manko Taxawu Sénégal ñëw feelu ko ne décision bi tukkee ci juróom-ñaari sage yi bettu ko waaye li wértu wóor am na ab tiitaange ci suñu démocratie gi ñu àdduna gépp nawe woon maître Oumar Youm mi bëkk ndéegi njiitu réew mi Macky Sall mel ni ko koy tontu wax ci yéen kaay gii di La Soleil ni askan wi wane nañ ne suñu démocratie bi fa mu nekkoon ba tey jógu fa tey jii sax la gën a dëgër gannaaw ba ñu déggee mboolem observateur yi fi ñëwoon wax ne élection yi jaar na yoon amul lenn luñ ci mën a lam-laame muy lu waa Y'en a marre dàq yéen kaay gii di Walf Fadjri ne du ñoom dong de muy rado di Amnesty Sénégal ak lenn ci kuréel yi fi nekk tey wuyoo société civile ñoom ñëpp dañoo booloo doon benn dank ni dañuy porter plainte nguurug Sénégal dañoo fas yéene bind ab plainte jébal ko waa cour de justice bu CEDEAO ngir ñaawlu anam bi ñu amalee élection yi bu dee Oumar Sarr mi secrétaire général adjoint bu parti démocratique Sénégal moom dafa gis ne ay élection amul ci réew mi ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naataango yi moom Oumar Sarr ma ngay weddi ñiy wër di wax naan maître Abdoulaye Wade daf kaa piégé daf kaa tegal ab dëgg sërëq moo tax mu génne ko ci liste nationale daal di koy yóbbu ci liste départementale Oumar Sarr ne loolu amut moom ci boppam moo jël dogal ne dafay dem Dagana jiite liste départementale ba jàmmarloog waa coalition Benno Bokk Yaakaar waaye gëmoon na ni ak alal ju bari ji ñu jël tur ko ci Dagana jël ay 4x4 jëndee ko lenn ci ay responsable politique dina jafe lool ci moom mu gàddu élection yi ci département bu Dagana gannaaw loolu moom Oumar Sarr yéy ni yàbbi ci sunu justice bi ak ni muy doxee moom dafa gëm ne ne Sénégal yoonu amatu fi te bu ñu demee ba àdduna gépp xam ne ne Sénégal yoonu amatu fi bu boobaa ñoom askan wi daañuy jóg sàkk seen yoonu bopp bu dee ku ci mel ni Mohamed Boun Abdallah Dionne àdduna lu neex wala mu naqadi ko ba mu sàkk aw yoonu boppam yéen kaay gii di direct info ne gannaaw ba ay xibaar jibee tukkee ci lenn ci site internet di wax ne ne premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne
jamono ma ngay takk ay bagaasam ndax njiital réew mi Macky Sall dafa taxaw ngir jëlee ko primature gannaaw ndam li nga xam ne am na ko ci élection député yi ñu génn. premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne àdduna ci kàddu yooyee ñuy ruumandaat ay jege ñaalem la toogal xamal leen ni fii léegi Macky Sall mi ngi koy soxla du denc di ko liggéeyal xoolul poste muy primature muy feneen a ci yem fépp fu mu ko yóbbu dina ko liggéeyal ba àdduna gépp teg ci seen bët bu dee yéenekaay gii di Sud Quotidien moom dafa xëyee génne feneen ñëw di ñu dëkkal tolluwaay jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi sunu naata ngeen ne fii léegi 2025 bu ñu deful ndànk xale yi jàngee ci université publique yi dootuñu gis jàngalekat bu leen jàngal ndax ñu bari ci ñoom dañuy dem à la traite toll nañ ci juróomi téeméeri jàngalekat yoo xam ne ni fii léegi 2025 dañuy dem à la traite muy loo xam ne ni warugar la ci nguur gi mu jël ci ay matukaay boo demee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bari na fa ay ndongo yoo xam ne ni ba fii mënaguñoo def seen master ndax ñàkk gis jàngalekat bu leen encadré Mamadou Camara mi ab étudiant la nee na juróom benn weer a ngi ni bés bu xëyee dina ñëw université waaye noonu ni lay njibee ndax duñu gis benn professeur bu leen encadré muy nag lu metti loolu te xamuñu fenn fu ñu koy jooyee wala fii nekk dañuy faral di wax naan sàcc ndënd yomb na waaye fa nga koy tëggee mooy jafe yéen kay gi Les Échos ne Idi Thiam kàddu yi mu fi yëkkati woon muy xupp Alla Dieng ak Cheikh Cissé ne du nangu benn yoon ñuy organiser ab gala ci turi noo ko jàppoo jaral na ko bakkanam des ci kàddu googee moo ko yóbbee tey jafe-jafe yi muy dund gannaaw ba ñu xëyee gis ñu yàq makkaanu inoo ko jàppoo bi Alla Dieng jiite boobu ba léegi alkaati yi digg yi ngi koy wër mënuñu koy teg ba dem nañu ci ay këram gisuñu ko dem nañu ci makkaanu inoo ko jàppoo bi mu jiite fekk ñu ko fa waaye wolof yi dañoo ne sàcc bu dul raw jàtt yàqi nelaw yéen kay gi di L'Enquête ak càcc amatina ci groupe Futurs Médias lu ci tolloog ñeen fukki millions ci francs CFA moom la ñuy yóbbu ci coffre-fort entreprise bi loolu mu ngi am ci guddik altine jàpp talaata ji ñu génn lenn ci liggéeykat yi nekk ci groupe bi ne fii ba keroog muy sotti ñi def jëf ji xam nañu kër gi ndax sax nekkuñu ci kër gi ndax dañoo bàyyi ba kër gi ne selaw ñu waaxu utali caméra de surveillance yi fay lépp laataa ñoo dem ca coffre-fort ba di yóbbu xaalis ba ñoom liggéeykat yi ne lu mel du bulet ndax lu motul at la ñu fa yóbbu ci koppar toll na ci téeméer ak fanweeri millions ci francs CFA mais après mbir yi du mujj fenn dem nañu ba njort ne kilifa yi nekk ci kër gi bëgguñoo jàpp seen sàcc ñii ñoom duñu ay sàcc naam waaye seen làmmiñ moo taxoon ñu yóbbu leen kaso yéen kaay gii di L'As na jot nañ faa def ay fan laataa ñoo leen di bàyyi ab dogal la bu nguur gi jël ngir indi ak dal ci réew mi yéen kaay gii di Le Témoin ne déedéet député Farba Ngom moo fa jaar moom moo fëgg ci table bi sàkku ñu bàyyi Penda Ba ci ni mu gën a gaawee ndax am militangam la ma nga fekk baax fële ca añam ngir tuur lëndëm askan wi fexe ba duñu xam ni mbir yi demee ci la ñu bàyyi Ulay Mané ñu ne déete waaye ñu bàyyi Ami Collé Dieng bàyyi waale kii di Penda Ba moo tax sunu naata ngay xëy fësal ci seen xët wu njëkk ne Penda Ba sauvé na Ami Collé Dieng ak Ulay Mané yéen kaay gii di Vox Populi ne ñi yee sauvé kay ñoom ñoo di xale jigéen yi nekk ci yoonu sànku sunu naata ngoy ne li xew ci réew mi jamono ji doy na waar ay xale yu jigéen yu amagul fukki at ak ñeent ngay gis ñuy def planning te li ci gën a doy waar amul kenn si ñoom ku ci am